Ablaye Chérif waxtaan bi moom yaakaar naa ni mënees na ci sóobu démb rek faaw ñu tàmbalee foofu ñu ngi naan la journée de tous les records démb am nañu bëccëg bu ñu musul am suma juumulee 207 contaminations 115 cas communautaires. waaw muy chiffre Covid bi moom moo tax kon thème bi sax loolu compte du Covid les chiffres en question. ci chiffres yooyu maanaam lim bi nga xamante ni ministère de la santé dañ koy génne ci Covid bi moom lañ bëgg a taxaw. parce que am na loo xamante ni ay stratégie la ñu coppite ndax bu njëkk. gis nañ ni ku daa faatu sax bu fekkee njort am na dañ lay yóbbu def test ci yow. xool ba xam Covid moo la yóbbu ñu koy wax test post mortem. loolu nag dafa mel ni amatul mu mel ni kon day indi rek jiixi jaaxa ci chiffres yi semaine passée dooleel nañ fi docteur Niang bi nga xamante ne mi ngi suma assistance moom remettre en question ces chiffres là ne ëpp na sax 30 000 jàpp 50 000 cas fii ci Sénégal moom moo tax Abdoulaye. ñu mën cee taxaw gis nañ ni sax ci bande annonce entretien spécial bi nga am ak le professeur Moussa Seydi. muy question boo xamante ne ñëwaat na ci chiffres yi nga xamante ni est-ce que fiable na. ñu bëgg cee taxaw seetlu. waaw xam nga process bi nga xam ne moom le ministère de la santé jël. peut-être boobu moom la ñuy taxaw di ci wax. parce que techniciens yi léeg-léeg bu ñuy layal chiffres yi dañu koy layal ci kaw li ñu leen jox. xëy na amuñu benn doute ci ne chiffres yi nga xam ne moom le ministère de la santé di joxe tous les jours ci point bi muy def mooy chiffres yi nga xam ne moo tukkee ci seeni laboratoire tukkee ci ñi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan te ñoom. ñu xam leen parce que soit ci hôpital la ñu deewee wala ay nit yu ñu suivroon la loolu amuñu ci doute bi kay fi muy ñëwee mooy est-ce que loolu rek la ñu war a jël en compte li tax ñuy poser laaj boobu parce que dafa am process boo xam ne doxaloon nañ ko fi yàggul fàttali nañ ko léegi test post-mortem yooyu ñu doon def pour gën a xam dëgg-dëgg impact bi Covid bi am ci deewu nit ñi te kuy waxal yàlla jot na nag ñu waxante dëgg kuy waxal yàlla xam ni réew mi rawatina Dakar fan yi ak waxutuma la sax gox yi ci biir réew mi kuy waxal yàlla xam ni nit ñi dee ci biir kër yi bari na par rapport à loolu moom kuy waxal yàlla xam ni loolu lu nekk la tey donc jot na aussi ñu taxaw ci xool lan moo ko waral te li ko waral ministère de la santé amoon na pexe bi parce que daf doon def ay test post mortem maanaam nit bu génnoon àdduna sax dañu ko doon testé te gis nga test yu bëri revenir na positif ci ay nit yoo xam ne génn nañu àddina ba seen mbokk sax doon xaw a mer mais ni kii musul génn gëj naa génn ñu ne Covid moo ko rey mais loolu baax na ñuy am chiffre yooyu parce que ça permet de mettre les choses en perspective ça permet aussi nit ñi xam dëggantaan feebar bi ban impact la fi am parce que tey li gën a nekk adversaire stratégie ministère bi mooy nit ñi bañu gëm ni feebar baa ngi fi. mais Ablaye test yooyu si je comprends bien mi ngi am ba léegi test. ah non parce que est-ce que dañ ko dul comptabiliser wala. non parce que souvent dañuy dégg ni benn waay dox na daanu mort subite. waaw ñi daw mais. avant ñu koy yóbbu il paraît que dañ koy defal test. mort subite mais nga wax kooku noonu est-ce que test bi fekkee dafa. waaw mais dañ koy dugal ci bilan bi wala. mort subite nga wax ndax ñooñu en temps normal sax bu ñu leen jëlee dañ leen yóbbu hôpital xool lan moo xew loolu en temps normal sax day am mais ñi nga xam ne ci kër yi la defatuñu ko te loolu day fausser aussi chiffres yi te techniciens yi gis nga dafa am lu subtil loo xam ne moo ci nekk professeur Seydi sooy wax ak moom danaan la chiffre yi ministère bi di joxe du la wax chiffre Covid bi c'est vrai dala naan chiffre yi ministère bi di joxe mooy yi nga xam ne en tout cas génne na ci suñuy laboratoire ak ci ñi ñuy suivre mais loolu intéressé wuñu li ñuy intéressé mooy chiffre Covid bi réellement parce que bu dee nit ñi dematuñu hôpital di làqatu te ay médecins ñoo ko wax Mame Thierno Dieng directeur hôpital principal taxaw na ne li tax kilifa yu bëri ñàkk seen bakkan parce que ñëwatuñu hôpital bëggatuñoo ñëw professeur Seydou Sa wax nañu ne am na koo xam ne mais dañu ko saraxu pour faj ko mu bañ jox ko garab yi nga xam ne sax mooy faj Covid mu bañ ci loolu parce que moom bëgg naa gëmloo boppam ni amul Covid te gis nga chiffre yooyu bu ñu ko amul globalement am une idée globale de Covid li muy def ci réew mi du ñu mën a dérouler stratégie bu efficace parce que du la permettre nga xam réellement ni feebar bi nekkee ci biir dëkk bi est-ce que dañoo gëm ñun ay réew yu mel ni kii Nigéria nga xam ne tey gis nañu ni yëfi 1000 morts nëbbuñu ko Afrique du Sud wax nañ ni mooy réew Afrique bi nga xam ne moo gën a kontaan dara jaru fee nëbb te loolu day pat tax gis nga
émotion maire Banjul man bëggoon naa Sénégal ñu am koo xam ne yaramam dana dem ba benn moment yaramam daw mu xam ni lii balaa nga naan naam ne fa xoddeeku balaa ngay lakkale parce que li maire Banjul bi def Gambie fu ñu toll 17 morts 20 morts tey 20 morts mais maire bi jël kàddoom jooy ne xanaa gisoo leen ni ñiy dee ci biir kër yi nit ñaa ngee dee émotion boobu fii def na ni kenn capable am ko parce que ñu ngi trafiqué di nëbb chiffres yi di ci boole lu ci bokkul te loolu yëpp doo xam lan moo ko waral te gis nga li adversaire bi ma daanalee foofu que Afrique ñoom ñëpp ñoo nuroo doxalin parce que même mii moor yi ngay tudd Nigéria proportionnellement soo jëlee seen population ak population Sénégal soo pratiquement soriwantoowul ce qui est en cause fii mooy amoon nañu process bi pourquoi on l'abandonne amoon nañu process maintenant su fekkee ni la xewoon ci bi ñuy garder cas contact yi ci hôtel dem ba xam ni ëpp na loxo nga bàyyi ko parce que foofu aussi loolu moo ko indi xam nga donc dafa mel ni bas mi mooy imposer li nga xam ne ni moom la ñuy doxalee mais ci yenn yi pour nga am réalité wu chiffres yi am na yoo xam ne nii mënuñu koo nëbb lu mu jar dañ ko cee war a def parce que loolu mooy tax ñu am proportion réelle bi nga xam ne Covid mu ngi koy def nëbb ay chiffres moom day tax rek doo mën a dérouler stratégie bu efficace pour xeex beneen mooy prise en charge à domicile lii yaa ngi wax décès yi mais prise en charge à domicile parce que bu njëkk ba mbas mi kër gu mu mës a dugg sax déjà koñ bi yëpp daanaka dañ leen di quarantaine léegi ñu ne il faut nit ñi dëkkandoo ak jàngoro ji boo ko yoree sax ci yenn cas yi mën nañ laa fajee sa kër est-ce que loolu aussi du gën a lëndëmal xel yi mais Chérif feebar sax ñu ne la ngaa feebar buy wàlle rek ñu ne da ngay toog sa kër loolu xel sax bu ñu ko nangu après mën nañoo gëm ni ñoom nee na ni ñu koy defee mooy ñoo xam ne nii amuñu comorbidité ak yeneen ak mais justement moo tax yenn pays yi pas créé ay hôpitaux mais jëloon ay hangar ay foo xam ne dinañ fa isolé ñi nga xam ne dañoo feebar ku feebar buy wàlle bàyyi laa ko yeneen nit te ku ne fii xam na ne ci kër yi ñun ñi amuñu kër goo xam ne ku ne am na sa néegu bopp ci kër yi kuy waxal yàlla xam ne loolu moo fi nekk ñi ko mën bëriwul donc boo bàyyi nit koo xam ne feebar bi mu yor day wàlle nga ne ko toogal ak nit ñi mais da ngay fexe noo leen bañ a wàllee loolu xam nga ni jëmul kër donc feebar bi moo ñu ko imposer mais ba léegi stratégie la mais ci nit ñuy doxalee c'est-à-dire foog ñuy wax nit ñi dëgg wax dëgg bi mooy ba léegi kenn expliqué loolu lu tax test mortem yi ñu test post mortem yi ñu bàyyi ko dañoo xëy rek déggatoo ci test post mortem yi te pourtant gis nga jamono bi ñu koy def presque test yi doon revenir positif moo ëppoon sax fu ñu kii positif nga dégg njaboot nga sax bañ ne mais kii yëguñu woon feebaram ngeen nañu dafa positif donc loolu war nañ ko continuer loolu mooy permettre ñu am une idée réelle des chiffres pour mën a dérouler stratégie après finalement doo comprendre lu tax ñuy def loolu te gis nga ci xeex yu mel nii li gën a bon liy adversaire bi mooy ñu dem ba théorie du complot di jib ci xelu nit ñi nit ñi naan way ay laboratoire moo tax bëggu ñoo wax wala dañoo bëgg am xaalis moo tax bëggu ñu wax chiffres yi réellement te loolu bu xasee ba am mënatoo crédible techniciens yi nga xam ne sax ñoom ngay jiital après ñoom la ni professeur Seydi li ko dal gis nga ko ci incident boobu nga xam ne waa ji song na ko yooyu yëpp day ñëwaat ci xelu nit ñi parce que finalement dañuy yaakaar ni technicien bi dafa wàcc àndam di dox ci loo xamante nii politique la wala lu ñu ko waxloo wala lu ñu koy nëbbaloo te loolu baaxul. oui mais xam nga tamit comme ni nga koy waxee soo dëkk boo xamee ni suñ demee ba commencer choisir nit ñi tester boobaa tamit pour nga circonscrire maladie bi day jafe. comme que yow tant que nee nañu demoo ba développer ay symptômes yu leer duñ la tester. te feebar bi xam nañ ni surtout ñun suñu dëkk bi ndaw yee fi ëpp. te ndaw yi mën nañ ko yor asymptomatique du ñu développer benn symptôme donc ça veut dire que pour nga circonscrire maladie bi day jafe. am na loo xam ne sax mën nañ ko justifier ci stratégie parce que pays yi amul benn boo xam ne nii moo jàpp ni stratégie bi mooy bu baax test yi test de masse ou pas c'est presque un débat philosophique mais test de masse yi li tax c'est pas probant te loolu techniciens yu bëri tey génn nañ ci parce que test de masse yi boo ko defee boo testé ñëpp tey suba yi da nga leen war a testé waat ndax boo testé ñëpp tey ñu négatif. mën na génn sax. kenn du la wax ne entre temps ki nga testé woon tey du ko am suba. donc test de masse yi pays yi ci duggoon sax finalement bàyyi nañ ko mais ay test ciblé yoo xam ne moo gën a yaatu aussi. bu ñu deful test de masse mën nañ def test ciblé yoo xam ne yu gën a yaatu la. boo amee lu ñuy wax cluster comme baat bu bees la bu génn fu ñu ne fii kat. feebar bi feeñ na fa lool ci ay jamono Wakaam la woon ci ay jamono Almadies gi la woon ci yeneen i jamono Dakar Nord wala Dakar Sud
da ngay jël nga cibler foofu. même bu doy test la ci mbedd mi cibler foofu parce que fa la feebar bi feeñ mais loolu ba fi mu toll nii ci suñu stratégie defuñu ko. topp ay cas contact rek. loolu mooy indi cas communautaire yi nga xam ne rëcc nañu ci contact yi. dafay law. te am na stratégie yoo xam ne waxuñu gis nga cas contact yooyu ci seen i projection ñoom technicien ministère de la santé cas contact bi susceptible na contaminer 400 personnes ci seen i projection donc bu ñu nekkee fii di wax ay cas contact 13 ay. mais loolu Seydi docteur Seydi wax na ko fi mais quand même seen i nan lañ koy waxti seen statistique yi ñuy joxe par jour waneegu ko quand même parce que gisuñu fi. mais attention parce que justement. parce que cas bi exemple bi ñuy joxe c'était le Modou de Touba. non kooku 26 personnes sax la contaminé. mais li ñuy bëgg wax mooy li ñuy bëgg wax mooy ci échelle bi ki muy contaminé mu contaminé keneen mën na dem ba ci 400 personnes balaa ñu koy maîtriser te xam nga loolu ci ban perspective la. perspective bi gën a heureuse bi nga xam ne teel nañoo dabu. cas contact bi nga xam ne nii law na. parce que dina ko wàll kenn kooku moom. jox na ko 26 personnes 26 yooyu xëy na joxe nañ ko. donc perspective bi gën a heureuse mooy fi ñu teelee retrouver cas contact bi nga xam ne ni ci statut OMS moom la ñuy woowee super contaminateur. ci perspective occidentale super contaminateur 2 personnes lay contaminer mais fii ñun suñu dundin. gis nga ko benn nit mën na contaminer mbooloo. mais même aussi il faut dire que aussi effet contraire bi tamit day faral di am. parce que di nga gis benn nit feebar moom tamit du wàllu kenn. comme suñu invité démb bi. na mu fa demee woon. lu mën a nekk la. voilà invité bi démb waaw yaa ngi koy wax am na ay doom yu am asthme et tout mais wàllu ci kenn. yàlla jàppale na ko jàpp na si. en tout cas bëri na ay cas Moustapha Guirassy feebar na te wàllu ko kenn ñi fi déclaré ñu bëri. def naa seen i contact testé nañ leen ñu négatif wàllu ñu ko kenn. très bien aussi c'est une réalité. c'est une bonne chose Ablaye ñu lay jaajëfal bu baax. ci jàngat bi ni nga koy defee mu dellu si woon rek et compte et mécompte Covid. 21h GFM. donc sur la télévision Futurs Médias grand entretien. voilà entretien spécial nag mooy am na marge waaw. diggante Abdoulaye Cissé ak professeur Seydi mi nga xam ne ni ko Ablaye di waxee ci bande-annonce bi xar kanamam fu ñu ko wanee rek xel day dem ci mbas mi ak taxawaay bi loolu nag duñ ne guleet si l'on se rappelle Ebola ak benn cas bi nga xam ne Sénégal amoon na ko mu baawoo nekk doomu Guinée bi mu ñëwee noonu mu ko maîtriser moom professeur Seydi ak liggéeyam bu rafet boobu muy def service maladie infectieuse ñu koy jaajëfal Abdoulaye Cissé léegi ñu dem ci sunu invité.